manifestation bu yaatu boo xam ne ñu ngi koy waajal bu ci kanamee dinañ ci waxtaan ak moom Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Yolande di nuyu ñi toog ci table bi yëpp. waaw ci kanam tuuti dinañ ànd ak yow Ibrahima comme ni ma ko doon waxee sa wet nag ñu ànd ceeg Fatou Koura Fall nekk membre AGS ñoom tamit di waajal samedi bi di ñëw benn manifester bu yaatu Fatou Koura maa ngi lay dalal yow tamit. maa ngi lay fay bu baax Yolande di nuyu sama naataango yi fi toog ak téléspectateur yi. voilà bu ci kanamee moom it dinañ ànd ak moom ma amati mbégte ànd ak sama rakk bopp Maymuna maa ngi lay dalal. merci beaucoup maman yoo namoon la trop. maa la raw waaw naka tam-tam bi nag. mais ça va ñu ngi góorgóorlu de. mu ngi neex rek. waaw mais càkk bi moom macha allah. label bi moom. waa lakki ne fi jaar xam nga moom kuy def label rek daf may neex. macha allah rafet na trop. merci beaucoup. waaw maa ngi lay fay kon di nuyu téléspectateurs yëpp fas yéene ànd ak ñoom kon tey ci biir rubrique société toogal fii ki nga xamante ne mooy. Shadow waaw Mbaye Babacar. Seer maa ngi lay dalal yow tamit demati mbégte rek di ànd ak yow. maa ngi lay fay bu baax nuyoo Yolande di nuyu Seydina Ibrahima ak soxna su baax si ma bokkal plateau bi Fatou Koura ak Maymuna aussi maa ngi leen di bëgg bu baax di nuyu téléspectateurs yëpp di am mbégte teewaat ci émission bu am solo bi lay di tam-tam. mu ngi noonu tey nag nii la ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru waxtu dañuy daal di daw ñëwaat ci kaw plateau bi. maa ngi leen ko doon wax tey nag Badou Kane nekkul ak ñun waaye du tey ñu def suñu rubrique développement personnel tey nag Badou di ñu wax ana naka la ñu yan étape ak yan fondement mooy tax ñu mën a xam ne yaa ngi tegu ci sa développement wu bopp dañuy daal di dem xooli ji élément bi ñëwaat ci kaw plateau bi. salaamaaleykum mbokk yi tey on se revoit encore commencer ci affaire développement personnel. Développement personnel c'est quoi comme ñu waxoon la dernière fois c'est la poursuite de la perfection mooy defar sa bopp léegi nag ki ko defar sa bopp il faut nga xam fa ngay commencer d'abord mooy lan mooy d'abord il faut nga xam yow fan nga bëgg a jëm il faut nga xam li ñuy wax objectif lan mooy loolu mooy c'est quoi ton point B diggante point A bi ak point B bi yaa xam ci ba augmenter le chiffre d'affaires ton entreprise bëgg nga yow tekki bëgg sa famille gën a jëm kanam bëgg sa association gën a jëm kanam il faut nga xam fan ngeen jëm léegi nga toog nga ne ok diggante point A bi mooy suñu case de départ ak point B bi mooy fi ñu war a jëm ñun lan lañu ragal tu prends un bout de papier et tu écris toutes tes peurs parce que peur yooyu ay obstacles yoo xam ne dafay tere nga gaaw a yegg wala sax nga yegg fi nga jëm léegi li nga ragal nag da nga koy attaqué benn par benn pourquoi plus ngeen di attaqué plus nga ubbi yoon bi right léegi nag xam nga fi nga jëm xam nga lan nga ragal nga ne ok léegi man lan mooy sama plan d'action so c'est quoi le cycle bu ñu nee mooy sama plan d'action mooy un rêve da ngay toog nga ngay gént ne bés par exemple bëgg naa tekki gént lu rëy bu ragal gént lu rëy gëmal sa bopp bu ragal gént lu rëy rêve bi nga gis kenn def ko automatiquement mu nekk vision bi gis nga ko def nga ne xaaral ma xool ni nga koy defee mu nekk li ñuy wax obsession nga koy seet di ko gëstu ba mu leen léegi yow xam nga yoon bi mu nekk li ñuy wax objectif nga bind objectif bi booy bind nag bu fa nekk intelligence bu dul jeex waaw yàlla courage yàlla intelligence courage bi su ëppee right da ngay xalangu intelligence bu ëppee doo mus a agir après nga ne ok comme que léegi fii laa jëm léegi ma tracé sama plan d'action léegi plan d'action boo xam ne jëfuloo ci amul njëriñ il faut nga agir bi mooy lan mooy jóg nga da ngay jëf génneel sa plan attaqué ko et n'aie pas peur d'échouer celui qui échoue mooy celui qui a peur d'échouer n'aie pas peur de perdre yoon bi dina métti trop mais ci yoon bi da ngay li ñuy wax un stop start keep yesaay da ngay taxaw nga xool def sa bilan fan laa juumee lan laa war a continuer lan laa war a arrêter ak lan laa war a commencer boo doolee sa bilan nga continuer progresser après la moo ci topp réalisation boo demee ba réaliser benn objectif bu ndaw nga jëlaat beneen bu bees attaquer bu bees encore une fois il faut nga nangu rêve lu rëy gëmmal sa bopp bu ragal sa mën wax en anglais think big mooy lu rëy yootu lu rëy yàllaa ko wax lu yootu rek ngay jot basta la semaine prochaine incha allah dañuy waxtaanee ci lan mooy le cycle de tout être humain mooy yow fa nga war a commencer ak fa nga war a mujjee bu yàlla may bàyyee fii right so semaine prochaine incha allah on commence les classes yoo xam ne ñëpp ko war a maîtriser pour mën a tekki comment partir de rien et devenir quelqu'un rappelez-vous tekki mooy lan yow nga dem ba am yaa xam alal la wala xam-xam la nga gëstu moom bi ko amul nga jàppale ko mu mel ni yow incha allah so à la semaine prochaine peace.
di gërëmaat encore bu baax Badou Kane c'est vrai que li mu wax lépp am na solo mais Ibrahima Lissa ci yow laay jiitu sax c'est vrai nag gëm sa bopp mënta weesu wala sa développement personnel nga jógee ci jeune reporter tey nga yor sa astuce benn entreprise bu ndaw. oui sant yàlla. ça résume un peu ce que li Badou doon wax léegi. effectivement dama ci xaw a gis sam bopp. parce que bon man pour man nit ki da ngay gëm sa bopp. et puis looy liggéey rek nga sàkku ci maanaam compétence bi. tout à fait ak crédibilité bi c'est-à-dire da ngay commencer fu ndaw. et puis sàkku xam-xam. te bañ a ragal ñoo la mag bañ a ragal. et puis boo fekkente ne maanaam sa objectif yi leer na rek nga foncer. et puis da nga gis bout du tunnel et puis boo foncer aussi xam nga maanaam métier bi moom boo ko xamee. xalaat ne par exemple ñii war nga ci mën a ànd ak ñoom pour réussir da nga dem daal. franchement gëm sa bopp moom te liggéey vraiment. ngir yàlla te yàlla tax. mooy génne nit ci lépp quoi. ci lépp effectivement Fatou Koura. ça interpelle tout un chacun. waaw bu baax a baax. xam nga tubaab dafay wax sax pour être convaincant il faut être convaincu. tout à fait boo bëggee nit ñi gëm la ci li ngay def dafay fekk nga gëm sa bopp. ba pare ni que Ibrahima waxee léegi boo gëmee sa bopp nag ginnaaw loolu il faut nga liggéey. ndax les choses ne se font pas automatiquement. da ngay ñàkk jëriñu. ñàkk boobu nag mooy gëm sa bopp def tout ba nga xamante ne di nga arriver à avoir les résultats escomptés. effectivement. Maïmouna. waaw man bon en fait sujet bi boo ko xoolee li ci gën a am solo loo xamante ne jàpp naa ko si mooy planning. Yolande parce que ginnaaw ba nga xamee ne yow gént nga ba pare. parce que nee na tamit il faut oser rêver. ba pare nga ñu gént yu mag. te boo yàlla boo koy ñaan da nga koy ñaan milliard waaye doo ko ñaan ay ñaar téeméer. merci beaucoup waaye comme ni ñuy faral di wax rek boo ko ñaanee ñaar téeméer da lay jéppi ba du la may dara. wala balaa ñaar téeméer bi di ñëw di nga sonn boo xamante ne boo yëgoon njëkkee ci milliard nga koy ñaan ay milliards nag ay milliards day kontaan ci yow ba bis la. waaw parce que nee na moom magasin am yi nga xamante ne moom la yor soxlawu ci dara nañ ko ñaan rek buñ ko ñaanee mu yëkkati jox ñu kon donc dañ ci war a profiter bu baax donc ma doon wax naan planning dafa baax parce que lépp loo xamante ne moom ngay def bu fekkee ne amoo tracé yow xamuloo fan nga bëgg a jóge ak fan nga bëgg a dem léegi ginnaaw ba nga xamee loolu ba pare léegi nag après il faut voir comment trouver les moyens ba àgg ci li nga bëgg bañ a ragal bañ a tiit comme ni mu ko waxee ba pare surtout nag bañ a gaaw a découragé waaw bañ a gaaw a découragé parce que loolu am na solo bu baax a baax ci bépp projet boo xamante ne nit bëgg na ko def parce que dara yombul dara xëyul rek sotti itam donc jàpp rek tëw a bàyyi ba àgg ci li nga xamante ne moom mooy sa mbébét li nga xamante ne mooy sa bëgg-bëgg je pense que ni développement personnel bi am na solo bu baax a baax ba pare dina tax ndaw yi nga xamante ne mënuñoo am liggéey parce que état itam nguur mënta jox liggéey ñëpp c'est pas sa vocation c'est pas sa vocation ba pare il faut que ñëpp lancé wu tamit ci li nga xam ne mooy entreprenariat donc c'est ça quoi nit ñi taxaw ci jàpp ci et surtout planning par exemple nga ne man balaa semaine sàngam bëgg naa jot lii balaa may toll fii ak ñaari weer bëgg naa dépasser lii loolu tant que defuloo ko ba pare di ko évaluer di def bilan di baare di cocher di korkoral donc du sotti parce que Sénégal lañ ne moom boo korkoralee buñ la waxee yaa baax fekk na dee nga boo mu ngi noonu booy commencé moom doo nangoo am dërëm ku la laaj nga ne ko maa ngi nii yoruma dara du noonu Mbaye Babacar waaw ci lu leer wallaay am na solo waaye man li ma ci gën a amal solo ci ay waxam mooy fi mu tëjee daanaka muy bu nu gisee ku am jom lool te nangoo sonn nangoo liggéey mu dimbali ko mu dimbali ko ba mën a taxaw ndax bari na ay nit ñoo xamante ni dañuy am jom lool nangoo sonn lool nangoo liggéey lool waaye nag dandul gis ku leen dimbali dëgg la te mag ñi dañ daan wax ne jàmbaar amut ku dimbalee am kon ku gis ku am jom muy sa mbokk wala muy sab xarit wala muy koo xam te mu leer la ne kii ku ko dimbali mu dem bu la yàlla suturaalee nga mën koo dimbali nga dimbali ko te yàlla tax dimbal tamit nekkul ci jox rek nit tamit des na ko dimbali ci yokk ko am xel dëgg la ci xam-xam yokk ko fit sokk ci moom jom ngir tamit mu mën a tegu ci aw yoon ba egg fam ma jëm loolu it am na ci solo lool non am na solo trop je pense que Ibrahima li Mbaye Babacar wax am na solo trop te foog ñu koy bàyyee xel aussi di mën a jàppale suñu ay rakk surtout ça parce que maanaam suñu rakk yi ñi ngi soit ñi ngi jàng wala par exemple ñi ngi ci niveau boo xam te ne xamuñu dara et dañuy bëgg toujours maanaam ngay toog ñoom di leen xelal leen wax ne kat man fii ak fii ak fii laa jaar
metti woon na mooy nekk jeune reporter maa ngi fàttali def ay stage yu bëri yor nagra yi di taxawal ba sa mbagg yi di wadd xam nga loolu noonu yëpp mën na apprentissage parce que bu fekkee dina xamoo doo mën a liggéey léegi boo demee ba xam-xam boobu noonu mu am comme ci li mu ko waxee nga planifier nga ne kat man kat li fi laa bëgg a yegg donc ñii am nañu xam-xam bi ñii kii nañu c'est-à-dire ci rencontre yi ñuy dem ak maanaam suñu métier bi dafa tijjeeku ci lu bëri ci ngay profité xamanteeg ñi lay yokk xam-xam di yokk fit ba nga xam te ne yow da nga ñemee def li nga war a def te suufee li sa bopp ci lépp looy def aussi am na voilà humilité te loolu na moo marqué suñu métier bi lu bëri fii da ngay nekk journaliste rek yaakaar ne maanaam c'est fini ku wax war nga mën a jànni doo jël sa téléphone ainsi de suite alors que bés bu set da ngay jàng bés bu set da ngay jàng bés bu set da ngay jàng il faut ñu suufal suñu bopp xam ne vraiment dara jaru fi mel yeen yi daal wallaay Fatou je pense que dañu nar a xam ñun ñëpp ni que matuñu à la base ñun ñëpp dañuy jàng dëgg la mais pour mën a jàng il faut nga déglu waaw te boo nekkee ak say naataangoo yu nga xamante ne ñoo la mag da ngay xam ne que da ngay jàng ci ñoom je pense que mën nga sax jàng ci mag mën nga jàng ci xaleel defe naa ni tey plateau bi suñu fi jógee ku nekk man dina am lu ma jàng si yow parce que loolu mooy àddina donc boo lii am na benn professeur Serigne Mor Mbaye dafay tàmm di wax déglu maanaam da ngay noppi ba pare di xool tëj sa on va dire être sourd et muet en fait pour dire que boo nekkee sourd muet li ngay njëkk def mooy xool pour observer il faut observer et en observant en faisant attention ak ñi nga xamante ne ñoo la wër da ngay jàng boo jàngee da ngay pratiquer te lu ngay jàng daf lay permettre nga gis lan moo baax ak lan moo baaxul lii safaan nga teg ko de côté li nga xamante ni moom moo baax nga appliquer ko ne pas juste vouloir sumbaxloo yëpp rek on va dire ni yëpp ngay appliquer déedéet xamuñu fu ñu jëm ci àddina mais ku nekk xam nga foo jógee te fu ñu jógee ci société africaine dafa am lu ñu jàngal ku nekk sa kër am na lu ñu la jàngal lu nga xamante ni boo ko mettre en pratique ci biir société bi ñëpp kontaan mais réeroo bi fu mu jógee mooy nit ñi dañuy bëgg defal seen bopp de ku nekk demal sa xel ku nekk boo demee ak sa xel nag defe naa ne ko ñun ñëpp sa mboxlo bi day mujjee dana xaw a doy waar nag loolu la may mun a waaw du mujj sotti de effectivement comme ni ko Fatou Koura waxee li am solo mooy identité xam nga loolu c'est hyper important maanaam nit ki yow boo xamul yow lan nga doon xamoo fan nga jóge xamoo fa nga sokkeekoo xamoo lan mooy say valeur say vertu maanaam yow say xaw ma nan laa ko sa racine sa cosaan dafay metti lool pour nga dem àgg ci li nga bëgg am na sa benn xarit boo xam ne day faral di wax naan boo xamul fa nga jóge nee na doo xam foo jëm nee na doo xam sa tay gi nii doo xam foo jëm day jaxasoo ba pare nee na ëllëg moom kenn waxatu ko donc c'est hyper important nit ñi am ay identité am ay repères références ñu xam ne vraiment nekkuñu ci terrain boo xamante ne dafa vierge wala terrain boo xam ne amul dara loo xam ne mën nañ ci sukkandiku léegi nag loolu buñ ko jotee ba pare nag avec l'ouverture comme ni ñu koy waxee saa su Fatou waxee rek on réinvente pas la roue li ci baax ngay jël lañ nga boole ko ak li nga xam ne moom lañ la mooñee après nga appliquer rek yëf yi daal di gën a baax wallaay dëgg la Mbaye Babacar foog naa suufee tamit am na ci solo torop kon waaw ci lu leer ndax Alaaji Abdu dane ku sa xelam bopp doy say njuumte mooy ëpp sa jubal kon nit li gën ci moom rek mu wàcce boppam tey sàkku xam-xam fu mu toll ndax danga war a jàng bu fekkee yàlla dogal na jàng rëcc la nga laaj bu la laaj rëccee nga roy ñett yëpp nag amoo lay ci ngir ñett yëpp rëcc la amoo ci aw lay ci lu wér amoo ci aw lay kon xam-xam lu mënta ñàkk la ci nit yonent bi na ngeen sàkku ji xam-xam donte da ngeen dem fii ba Chine kon xam-xam ndekete kon mënta ñàkk ci nit waaye nag xam-xam dafa am jàng xam-xam am xam-xam ak xam-xam-xam muy ba ca gën a jafe muy xam-xam-xam kon nit su sóoboo ci mbir na fexe ba am ci xam-xam su fekkee jàng ko na dem laaj ñi ko xam ñu wax ko ñun war a laaj it ñu ubbi seeni bunt ban man leen a laaj waaye am ci yaakaar nit ngir mu sot dolli la xam-xam comme ni ko Seydina Ibrahima waxee léegi nga def yitte ci dem gis ko ngir mu dolli la xam-xam mu tëjal lay buntam mbaa mu lay nëbbatu du doxal am réew wallaay dëgg la waaw ñi am xam-xam
ten soxla ko nan koy jàppandalal ñi nga xam ne soxla nañ ko ngir nu mën a dem ca kanam. wallaay dëgg la foog naa Mbaye Babacar lii moo tax du ma doyal ci ay waxtaanam mu nekk loo xam ne lu am solo la mu nekkoon tey nag seen développement personnel c'est vrai nag Badou dinañ xam naa ne ñëw ak moom jeudi prochain incha allah ci beneen développement personnel tey nag maa ngi leen ko doon wax ñu ngi recevoir fii ak ñun Ibrahima Lissa Faye nekk président des éditeurs de la presse en ligne ku wax nag presse en ligne wax journaliste daanaka waxal na ko sax boppam mu nekkoon un jeune reporter tey tubaar fakàlla macha allah dooli sant yàlla mu ngi yor astuutam di ci góorgóorlu lii nga xam ne nag moom la ñu fas yéene dem kenn ku nekk xam ne ne le 3 mai c'est la journée mondiale de la liberté de la presse ku wax liberté de la presse nag moom wax ay jafe-jafe muy fii ci ñun muy fépp ci biir àdduna si c'est vrai ñun dañuy sant yàlla am na loo xam ne xewul ci biir Sénégal waaye nag teewul am nañ ay naataango yoo xam ne ñu ngi leen di xoqatal ñu ngi leen di tëj ñu ngi leen di rey yooyu yëpp mu ngi am ci yooyu nag Ibrahima ngeen fas yéene nag daal di def doxu ñaxtu waaye doxu ñaxtu bu civilisé xam nga ay journaliste nag bu ñuy dem bay dox ñaxtu affaire bi ëpp na lool waaw vraiment journaliste moom bu demee bay dox journaliste moom mooy dox di couvrir dox ñaxtu yi wax dëgg yàlla ñooy couvrir ñu di jàllale yi nga xam ne ñooy dox ñaxtu waaye bu demee bay dox ñaxtu waa léegi man xam nga lan laa bëgg a xam waa léegi dañuy dox ba noppi di couvrir suñu bopp waaw kenn mësul gis lii dox ba pare di def direct di couvrir suñu bopp di wax suñu mbir mi exactement ndaxte wax dëgg fa yàlla comme ni nga ko waxee situation bi dafa critique moo tax ñu xalaat dox ñaxtu bii pa ndax bu njëkk dañ doon def ay conférence toog waxtaan ku nekk waaw kay yëfu tubaab la mais bii pa nag dañu xalaat ne jafe-jafe yi dafa bëri ci presse bi entreprise yu bëri ñu ngi nekk presque faillite waaw am na ay naataangoo yoo xam te ne duñu leen fay seeni salaire dëgg la vraiment jàkkoonteeg ay jafe-jafe yu metti am ñoo xam te ne maanaam cotiser luñu leen IPRES wala caisse de sécurité sociale te xam nañ ne loolu yëpp boo ko amulee maanaam sa nit dafa des saa da ngay nitadi et ba tax na maanaam lu ñëw rek ngelaw bu ñëw war la mën yóbbaale dëgg la et boo gisee tey jafe-jafe yi ñuy dund ci presse bi yëpp ci foofu la jógee maanaam ñàkkum koom-koom bi ak difficulté yi journalistes yi nekkee sànq maa ngi koy wax en coulisses voilà c'est un métier qui ne nourrit pas son homme exactement c'est un métier qui ne nourrit pas son homme léegi association yëpp ñu di SYNPICS di CDEPS mooy patron de presse di convention des jeunes reporters di appel di CORED dafa dem ba ci biir mënatul liggéey ndaxte code bi voté wuñ ko mënatul liggéey ndaxte gis na situation yi. nit ñi jafe-jafe yi mënu ci liggéey aussi. mënu ci liggéey ndaxte yow bu dee journaliste bi maanaam mu ngi bàyyi këram doom ñu dàq école. wallaay wallaay wala jabar ji amul lu mu teg ci ndox bi coupé nañ ndox bi coupé nañ ko yow bàyyi woo dépense sa kër. waaw wax dëgg yàlla ku la tàllal junni nga jël. wax dëgg fa yàlla ab Yolande bu ñëwee nekk ab enveloppe ngi nii day jël. dëgg la te bu jëlee boobu xelam ndeysaan dina métti trop mais am day ñàkk pexe. donc ñu ne nag. et wax dëgg fa yàlla bi tournée bi ñu def nii fan yii nii. daf ñu won leen c'est-à-dire patron de presse yi dañu am métier seen biir ku ci nekk nee na bu le vin bu jotee rek dootoo nelaw da ngay am jafe-jafe da ngay am problème ndax laa ngi xalaat fu nooy def ko fay. waaye yenn saa yi nag nga gis ci ñoo xam ne. non yenn saa yi non loolu moom du ci ñàkk. waaw fépp foo gis rek moom. am na ñoo xam te ne moom ñu ngi noonu. am ñoo xam te ne wax dëgg fa la ñu ngi respecté norme. dëgg la léegi nag ñu ne nag léegi balaa ñuy dem ba lépp tëj ñu toog ak état bi waxtaan. ñu xool naka la ñuy saafaralee kii bi ba moo tax ñu proposer plan national de la presse. tout à fait ministère invité woon nañ fi ñu toog ak ministre Mbagnick Ndiaye ak Yakham Mbaye secrétaire d'État à la communication. bi ñu toogee bi ñu leen ko waxee ñoom seen bopp dañu ne li ñu ngeen wax nii kat lépp dëgg la. code bi moom dinañ def lépp pour ñu gaaw ko voter président joxe na ci kàddoom. yaakaar naa ne conseil des ministres bi ñu jëm. bii di ñëw bii di ñëw. waaw parce que bii weesu na. waaw bii weesu na xool naa ko ba sonn gisuma ko. exactement ñu ñëpp ko doon xool journaliste yëpp xool nañ ko ba sonn gisuñu ko man loolu laa ñëkk a xool ci. wër na yàlla ba sonn journaliste yëpp. waaw moom rek lañ doon xool moom rek lañ doon xool. gisuñu ko foo yàlla def gisuñu ko. président de la république ñu ngi lay sàkkuwaat rek. nga dimbale ñu ci jàppale ñu ci rek. justement parce que code boobu noonu. dafa saafara lu bëri. effectivement wax dëgg fa yàlla ñun daf ñu soxal lool. ndax boo dee journaliste nga te amoo maanaam métier boo xam te ne organisé wu na. waay ku jug ne damay nekk journaliste. mais médecin yi du ku jug nekk médecin. pharmacie du ku jug nekk pharmacien dañu waxante dëgg. ku jug nag mënta nekk journaliste. mënta nekk journaliste. non c'est ça le problème. donc métier mi day foog ñu réorganiser waat que lépp. et wax dëgg fa li ñu bëgg
mooy maanaam état bi dimbali ñu jàppale ñu remettre les compteurs à zéro muy caisse sécurité sociale di IPRES en même temps ñu mettre en place benn fonds xool redevance yi nu ñu ci dégalee redevance ba nga xam te ne entreprise de presse yi nañ leen soqaliwaat léegi bu ñu leen soqaliwaat c'est pas parce que maanaam dañuy nekk éternel assisté dañuy leen di soqaliwaat ba pare nag léegi jox ku nekk délai pour que nekk en règle pour ces agents fisc bi institution sociale yi ba nga xam te ne maanaam léegi ñëpp dañuy dem sur un même pied léegi nag léegi bu ñu demee ba ci biir nag ku ci sooxee ñu xam ne ay la yéwén kii mënatul dem wax dëgg yàlla ñu xool leen ni ñuy def mais wax dëgg fa yàlla fi mu nekk nii situation bu ñu ko bàyyee nii état waxu ci dara président wax dëgg fa yàlla moom mooy la personnalité vraiment bi nga xam te ne c'est la personne c'est le garant oui c'est le garant de la constitution vraiment moom rek moo am ndogal pour def yenn wax dëgg fa yàlla te yàgg na nag yoon te yàgg na yoon vraiment moo tax moom la ñuy ñaan parce que moom rek moo mën a maanaam décider ne passif social bi kat gaa mënu ma def lépp mais am na lu ma mën a def waaw yooyu dañuy des ñenn ñu xool nga xam ne ñoo ko engagé patron de presse yooyu ñu xool ñu koy gérer mais fi mu nekk nii bu waxul suux dina am dox ñaxtu bi fu muy jógee ak ba fan la ñuy jógee teere place de l'Obélisque ñëw ba RTS te nag tuuti na waaw tuuti na mais xam nga c'est symbolique waaw c'est symbolique xam nga maanaam dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que wax nga sànq bi ngay démarrer yeneen dëkk yi ñu ngi tëj ay journalistes dëgg la wallaay di xoxatal ay journalistes mais fii nii ñun amuñu problème boobu am na liberté de la presse au Sénégal wax dëgg fa yàlla maintenant liberté de la presse aussi war nañ ko redéfiniraat parce que aussi bu dee journaliste bi amul lu mu dundee wax lu ko neex ak di bind lu ko neex waaw di bind lu ko neex bokkul ci liberté de la presse waaw aussi amul lu mu dundee wala amul lu mu kiiwee ba pare aussi métier bi ku waaye neex waaye duggul problème bu nekk am laa mënatu wax liberté de la presse effectivement donc moo tax ñu redéfinir que daal ne nag wax dëgg fa la liberté de la presse est menacée au Sénégal et gaaw na dañu yàkkamti vraiment que ñu jóg ci waxtaan ci patron de presse yeeg syndicat beeg état beeg ñëpp toog ñu xool nu ñuy def. le 3 mai fu ñuy ban heure lay doon. à partir de 15h lay doon. 15h 18h. kon rajo yeeg journaux yi télé yëpp. ñëpp. non dañuy stand by. exactement ku nekk ñëw. Fatou Koura ba di nga ñëw. dinaa ñëw boo leen ci jàppale dootoo leen amati ku leen di couvrir dinañ jàpp parce que nit ku nekk journaliste bu nekk. góor nga wala jigéen. wallaay dëgg la ci sa ginnaaw dafa am famille. wallaay dëgg la te ñun ñëpp ci yam xam nga lu ñuy wax ñàkk jëriñu. boobu ñu doon wax sànq. dëgg la boo ñàkkoo te mënoo jëriñu. du am solo de. non du am solo bu fekkoon ku nekk da ngay xëy. ba pare weer dee. ñu ne la salaire amu fi. motivation bu nekk la même chose. te partenariat avec la presse tey ñun on existe depuis 43 ans ñu ngi dox ci àq ak yelleef doomu aadama di ko gën a jëmale ci jigéen yi ak xale yi waaye tey c'est vrai que suñu ay aînés ñoom Mame Madior Boye pour ne citer que celle-là y en a d'autres quand même qui sont très nombreuses seen liggéey bu mucc ayib lañ fi def waaye tey defe naa ni AJS bu mënee fës bu mënee suñu toogee fenn ba mën a joxe suñu expertise en matière juridique c'est parce que presse bi itam dañu ci jàppale dëgg la kay voilà ñu marche ji rek. waaw marche pacifique yaakaar naa ne loolu tamit day baax waaw bu civilisé waaw loolu tamit yaakaar naa ne da ciy baax ñu leeral ko parce que xam naa ne bu ku ne journaliste yi dañuy marche dañu naan ay waay marche boobu nu mu war a mel civilisé rek voilà donc appel bi mooy ñëpp ñëw teew rek ñu def ko dans ci nu mu gën a waaw ci tekkektee nu mu gën a baaxee ak nu mu gën a yéwénee et puis je pense que ne démarche bi ñu jël tamit waa CAP muy coordination bi ëmb kuréelu journaliste yi dem seeti tamit waaw kilifa diine yi loolu tamit je pense que ne lu ci am solo la lu baax la parce que dina lever ay équivoques yu bëri yoo xamante ne parce que comme ni ko Lisa waxee affaire bi c'est triste c'est dommage mais loolu moo am da ngay dem ba benn instant da ngay xaw a am tuuti kersa wax ne journaliste nga sax waaw donc non du tuuti kersa da ngay am kersa du tuuti de da ngay am kersa wax ne journaliste voilà donc parce que amalgame bu am ak confusion bi nga xamante ne moo am instant yi kenn comprendre ko ku jug tamit presse en ligne bi loolu itam beneen problème la boo xamante ne vraiment gangrène la musiba comme ni nga ko waxee waaw am yaakaar rek ne kilifa yi dinañ ci jàpp bu baax ba lii di code de la presse bi vraiment mu jàll conseil des ministres après mën a dem assemblée voilà mercredi prochain rek inshallah waaw ñu toogaanuwaat rek xaaraat ko man daal bii moom damaa toog ne xaaral ma dem xooli ji ma xool gisuma dara ma ne bon mercredi prochain mbay baa di nga ñëw jàpp ci inshallah waaw yitteel na ma lool ndax Yolande uude nam la gisee noonu la lay ëwale wallaay wax nga dëgg mbay te gis nga sëmbug dex bu ñëpp soobandoo mu nëx sëmbug dex waaw bu ñëpp soobandoo mu nëx dégg naa dëgg gis nga Seydina Ibrahima yëkkati nga lu am solo
loo xam ne jot na sëkk ci jamonoom nga ko yëkkati mooy nu xoolaat wàllu journalisme ci réew mi ndax nee naa la àddina ñaar doo nga ko séq muy wax ak jëf su wax rafetee jëf mën naa baax te ñu ngi dund ci jamono boo xamante nii dem nañ ba xàmmeetuñu waxtaanu biir néeg ak waxtaanu pénc dëgg la wax na ko fii te doy na waar de li ñuy yëkkati ci rajo yi ak télé yi nan ko seetaat ngir sunu njaboot ak sunuy sët ëllëg nanu xoolaat bu baax ni ñuy waxee te ràññee communicateur traditionnel animateur ak journaliste rajo yi télé yi daal wax dëgg yàlla ñoom lañu yaakaaroon ngir nu nekk kenu bii taawu sunu yaru réew waaye fi mu toll nii dem naa dem ba doy na war yaakaar naa ciy bëgg a yàkkeeku ndax li ñuy ciy dégg de ak li ñu ciy gis bu ko sunu doom yi toppee ak sunu sët yi ëllëg dina doy war dëgg la ndax bari wax xam fa ngay waxee da koo gën xam fa ngay waxee xam ña ngay waxal moo ko gën xam ña ngay waxal xam ña koy dégg ko gën xam ña koy dégg xam ña koy dégloo ko gën xam ña koy déglu it xam ña koy jëfe moo ca gën waaye xam ña koy jëfe xam ña la ca jëfal la fa gën te bu ngeen bëggee ñu jëfal leen ci lëf li ngeen di sàkku ji da ngeen di xam ñi war a wax ak ñi war ta wax wax ja franc wax ja moom kay wax ja kenn du ci yokkaat leen kenn du ci yokkaat leen kon nag le rendez-vous est pris avec tous les journalistes yëpp ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla doon nañ li nga xam ne moom le journaliste yi di def le 3 mai à partir de 15 heures ñëpp technicien mais ñoom ñëpp la nekk ci métier bi rek ku nekk ci métier bi rek métier de l'audiovisuel ñëpp ndaxte ñoom tamit mënuñoo dem sans ñoom ñoo yor texte yi foog ñu ñëw jàppale ñu le 3 mai à partir de 15 heures à la place de l'Obélisque ñu dox rek président de la République balaa boobu nag dimbali ñu waay dimbali ñu rek dañuy sàkku ñaan rek te xam ne lu bëri nag li ci ñun ñëpp ci ñun la waaye dinañ góorgóorlu ba jéem a defaraat suñu ay toogin ñun tamit di la gërëmaat encore une fois Ibrahima Lissa waaye nag duñu jóg ci actualité bi samedi balaa le 3 mai samedi waa AJS di def aussi benn don de sang nag ñëpp xam nañ ne lu am solo la ci biir réew ndaxte jigéen bi nga xam ne mu ngi mucc dana ko soxla accident danañ ko soxla ñi nga xam ne yàlla def na feebar ci ñoom ay cancer ak ñoom seen ñoom tamit dinañ ko soxla tey waa AJS ngeen jug yéen tamit wax ne samedi da ngeen di def une grande journée de don de sang waaw Yolande AJS fa mu nekk nii dafa def partenariat ak beneen association bu tudd Precious Gift bu nga xamante ni mooy yëngu ci organisation wu don de sang comme ni nga ko waxee deret ñëpp a koy soxla muy jigéen ñi nga xamante ne dañuy wasin mooy ñu nga xamante ne dañu am cancer mooy tey accidenté de la route yi ñi nar a opéré itam ñu ngi ci biir ñi ko soxla bëri nañu waaye nag deret kenn du ko fabriqué deret pour nga boo ko soxlaa il faut que sa beneen morom nit ñëw jox la deret bi waaye nag maye bi mënul nekk force ndax lu ñu wooyee volontariat mooy nekk ci suuf maanaam il faut que nit ki bëgg ka pour def ka moo tax te wérgu yaram may ko effectivement moo tax ñuy ñaan tey sénégalais yëpp ñu ñëw fekk si ñu dañu définir ñaari endroit benn bi obélisque la benn bi mairie de Pikine hôtel de ville de Pikine parce que dañoo bëgg viser Dakar et sa banlieue dañu doon ragal def ko Pikine xëy na waa Dakar ni dafa xaw a sori ñu def ko obélisque waa banlieue ni dafa sori donc on a fait les deux en même temps à mi-chemin bu ci nekk exactement nga xamante ni toute la population de la banlieue ñu ngi leen di ñaan ñu rallier l'hôtel de ville de Pikine ñi nga xamante ni ñoo nekk biir Dakar itam ñu ñëw fekk suñu obélisque incha allah ndax gis nga boo mayee deret benn poche bi ngay joxe du benn vie rek lay sauver mën na sauver jusqu'à 3 vies ndaxte deret bi muy plasma bi muy plaquette bi mun nañ ko diviser ba nga xamante ni ku nekk li nga ci soxla ñu jox la ko ci te soo mayee deret tey fileek ñaari fan lépp li nga xamante ni ñu compenser ko donc vraiment ça ne coûte rien et acte boobu li muy sauver ci ay nit démb rek ñi ngi amoon benn xaleel bu am ñetti at bu nga xamante ni ñi ngi ko doon wutal deret dans ces cas là dañuy dem avec les réseaux ci saa si commencer yónnee message et puis yaayu xale bi sax mu jën a def aussi un appel di remercier ñëpp ñi ko ñëw parce que machallah nañ ko wax nag Sénégal nag moom dañoo mën a sot waaw vraiment mën nañ sot nit ñi dem nañu hôpital ba maye nañu seen deret ba tubaab fakal la macha allah xale bi mu ngi sant yàlla effectivement léegi
liñ leen di ñaan mooy tey li ñu dem ba yaayu xale boobu toog di def appel c'est parce que nit ñi dañuy tàmm di def des dons de manière ponctuelle dañuy may at bi benn yoon après ñu xaaraat ba mu amaat beneen affaire ñu ñëwaat mais waaye suñu defee noonu du baax il faudrait que nit ñi de manière régulière te bëriwul don de sang c'est en moyenne 10 minutes góor yi tous les 3 mois la jigéen yi tous les 4 mois muy ñaata muy 30 minutes par an pour góor yi 30 minutes par an pour jigéen yi pardon 40 minutes par an pour góor yi loolu bëriwul ñun ku si nekk dinañ jël 30 minutes wala 40 minutes def ko ci lu nga xamante ni amu ci benn solo donc nañ ko jël jëm ci jàppale nit ñi ndax defe naa nit ku nekk itam da nga nar a bay sa waar ci ni nga mën a jàppalee sa morom ndax loolu rek lañ fi am wallaay dëgg la Ibrahima nit ay garabam waaw te foog naa don de sang bi da koy wane ndaxte nag deret moom kenn du ko jaay dëgg la amul ci benn pharmacie amul ci benn boutique amul ci benn hôpital te benn nit du ko defaree dëgg la moo tax it ñëpp war a mobiliser wu dem maye deret ndax xalaat ñi ñuy sauver ndaxte comme on a dit kenn du ko defar et kenn du ko jënd fenn donc hôpitaux yi chaque fois dañuy soxla parce que chaque fois aussi maanaam yaram day sutante et puis aussi yenn catastrophe yi kay mënu ko suuraale et donc ñu am que en réserve mu nekk fa moo gën a wóor maanaam ñu koy wuti tout à fait ñun ñii maa ngi fàttaliku bi ñuy fêter les 5 ans de Prince Afrique c'était en 2013 on avait organisé don de sang et wax dëgg fa yàlla ñu ngi nekk rond-point Jet d'eau mais waa ñaari tali comment dirais-je ñu nekk liberté yi jëppal yi Grand Dakar ñëpp ñëwoon nañu ba finalement poche yi waa centre de transfusion sanguine andi woon dafa jeexoon moo loolu nag mooy dëggal maanaam li nga wax sànq maanaam sénégalais dañu mën sotti dañu solidaire et solidarité boobu noonu il faut mu continuer parce que man nit mun a am leneen lu ëpp sa réew wallaahi donc lépp loo mën a def pour sa réew jëm kanam pour mën a jàppale maanaam ñi nga xam ci ne ñoo nekk ci ay jafe-jafe def ko effectivement et toujours it yàlla dalay fay te bés di nga ko mës a soxla aussi yàlla rek a xam kay maye deret moom comme on dit rek di nga sauver ay bakkan wante itam di nga si jaamuwaale yàlla def lu ñuy wax un acte de bienfaisance de grâce boo xamante ne yiw bi nga ciy jël ak yool bi nga ciy am amaana yow doo ko mën a natt sax doo mën a xam fan lay toll surtout nag Yolande ñi nga xamante ne dañu nekk ci groupe yu négatif yi waaw parce que dafa nekk ay groupe yu rare yoo xamante ne bëriwul ñi nga xamante ne ñoom mën nañ ko maye comme ni ko Koura waxee ñu koy def vraiment de manière régulière et puis ñu bañ ci sonn bañ ci taay yi fépp foo xamante ne xam nañ ne fii daal bu fa message bi duggee dina jàll rek ñu jàpp ci bu baax a baax ASC yeeg quartier yeeg daayira yeeg yëpp et je pense que ne instant yi nii y a une prise de conscience boo xamante ne vraiment da si boole don de sang waaw Yolande loolu moom ku ne xam na ne njariñam ak dayam foo ko takk rek weesu na ko wallaay weesu na ko dem maye deret wax nga ko léegi soo mayee deret mel na ni dundal nga ñetti nit te dañ ne benn nit soo ko dundalee mel na ni nga dundal nga àddina bépp benn nit boo ko rayee mel na ni rey nga àddina bépp kon kiy jóg ngir dem dundal benn nit ba ci ñaar ba ci ñett loolu jar na àddina ak li ci biiram ngir nga def ko comme ni ñu ko waxee sénégalais ñëpp xam nañ ne ku am yërmande la te it duggul mukk ci àddina di gis ab nawleem wala mbokkam nekk ci ay jafe-jafe wala ay tiis kon saa yu loolu soxlaa rek ñëpp ay jóg kon ñu ngi ñaan yàlla ñëpp rek jóg dem maye deret ngir ñu mën a xettali ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla soxla nañ ko am na solo lool am na solo samedi 29 avril à partir de 9h à partir de 9h à 13h inchallah voilà place de l'Obélisque et hôtel de ville de Pikine kon nag nañ ci góorgóorluwaat bu baax ku ci nekk fa nga nekk rek boo ko mënee dawal dem soit place de l'Obélisque wala hôtel de ville bu Pikine nga mayee sa deret ndaxte nag tey ay nit a koy soxla waaye bu subaa yàlla waxul kenn dara ñun mën nañ ko soxla yow mën nga ko soxla keneen ak keneen say waajur wala sa am di jàmm wala say mbokk mën nañ ko soxla kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax te def rek te yàlla tax di la gërëmaat encore une fois bu baax yow tamit Fatou Koura Fall nekk membre AGS dañuy jàll nag ci suñu rubrique société tey nag moom ñu daal di indi lu kéemaane waaye lu tax takkatulee dañuy takkee mën naa ay soxna waaw benn kese ak jigéen ñi ñu bëree waaw mais dama gisagul beneen mu war a mën a takk. waa léegi Yolande may mun a nañ dem xooli ji élément Shadow ñëwaat ci kaw plateau bi.
il paraît que góor ñi takkatuñ. science góor ñi toog ne duñu takk jabar dañuy grève ah bon. gisal jigéen ñi jóg ne doxu naxar dañoo meer loolu dëgg la kon gars yi takkatuñ ëppatalaw mais non. alors j'ai voulu en savoir pourquoi lu tax góor ñi takkatuñ. góor ñi tàmm nañ bu ñu leen joxoñee baaraam ñu ne jigéen ñi la ñooma lépp ñooma déet et non góor ñi takkatuñu bon yenn góor ñi quoi ñu ci ëpp takkatuñ lu tax. ba ci njëkk mooy question de principe de jikko et de doxalin au banc des accusés les femmes yenn jigéen ñi quoi tiit dikkal na yenn góor ñi bu ñu gisee jikko ak comportement yenn jigéen ñi tax ba yenn saa yenn góor yi di laaj ana kan laay takk ndax yenn jigéen ñi dañ lay wax ne ñu teg ci ay weer ñu ne la voilà gis nga sëy dafa mel ni léegi ay polo mu ngi dëkk cité Farantou extension. loolu warul tax ñu jaxase pataas ak pomme de terre yi nag ndax fu ndox daan taa yaa ma gën a xam boo fa demee yenn saay doo fa fekk tepp bon yenn góor yi wax naan man jigéen ju baax laay wër mais c'est cool c'est bien macha allah muy góor muy jigéen ku ne lu baax nga bëgg. mais nag sama gars yi idéalisé bi ngeen di bàyyi nga dégg ñenn ñi naan bon tu sais man jigéen bi may takk foog mu méngoo critères yu ma définir tu vois ce que je veux dire. benn jigéen bu may takk foog mu mauve wala mu rose ba noppi rafet. ñaar dafa war a sew njool ba noppi gàtt te am yaram. ñett dafa war a am hanche am ginnaaw am kanam mel nii ak ne tu vois ce que je veux dire. ñeent dafa war a am ay jikko yii yee ak yële tu vois toujours ce que je veux dire oh dafa doy arrêtez quoi. su dee urul ay ni ngeen di wër ci kaw suuf dama leen di conseiller ngeen liggéey la leen yóbbu àjjana. xanaa da ngeen a fàtte ne nit matul malaaka leen tubaab boobu. seul Dieu possède le monopole de la perfection. nit qualité la ak défaut ku nekk complété moromam mu jeex tàkk. am na ci góor yoo xam ne dañoo ragal responsabilité wala daw responsabilité. au banc des accusés les hommes bon certains quoi ñenn ñi. xam nga ñun góor dañoo bëgg lu yomb lu nooy lu ndoxee. soxla ragal daganal ndax ragal soxla. tax na ba soxna yeex ci yenn góor ñi. pour comprendre quoi comme prétexte am na ñoo xam ne lu ñu lay wax. dafa teel. non mais yenn góor ñi nag dañoo nekk ci diggante. dog jafe-jafe ñàkk am lu ñu fasee soxna. tax na ba ñu ngi toog di xaar situation bu baax ba kañ ma xool xam nga nag soxna dëkkal dëkkoo dundal yiir woddu yooyu yu si am solo la boo ko amul yaakaaroo ko tey métti pour nga takk. te aussi beneen affaire prix bi fu mu toll nii mais dimbalewul gars yi de non je t'assure dimbalewul gars yi. xoolal dégg naa mbir ma jóge ne 500 mu ngi ci 600 000 euros. astafirullah damaa juum 600 000 francs CFA 600 000 euros kon de gars yi lu ñu takkati kon de dañuy raccourci xobet 600 000 ci dëkk bi non yomb di nga dajale di dajale surtout nag boo nekkee say biiri mbokk sans blague gars yi bëgg nañ waaye bàjjan yeeg yaay yi ñoo yëkkati prix bi ngay waaru jigéen loo def ci moom du pertement jar na ay milliards waaye nag jamono dafa métti bàjjan yeeg yaay yi nañu baissé prix bi gars yi bëgg nañ de. tax na sax ba ñenn ñi di jël raccourci yat yi di leen xaar dëgg neexul. am na ñoo xam ne ñu ngi dajale depuis 45 ans ñeent fukki at ak juróom laa lay tegal nii mënul fexe ba mat manqué na. lu tax góor ñi takkatuñ raison ba si mujj mooy bu ko yenn jigéen ñi di jox yenn góor ñi comme ça sans stress bégee nan lay yenn góor ñi di takkee. ndax góor égal bëgg lu yomb bëgg lu nooy bëgg lu ndoxe. su fekkee mooy bañ saa yu nammee ñam noo ko gisee xanaa neex yokku cere doon lu ñeex. ñu ne la naka mu nga ne dina ma joie. léegi nag nga bëgg mu jëlee la ci toi indi la ci toi dégg alxayri du gaaw a am ndax kat mu ngi bëmax mondam na góor ñi bàyyi wut prétexte yenn saa ñu daje ku baax ku bëgg a sëy waaye ñoom fekk fa moo leen tax a jóg ay bandi salte yu bon. ngir yàlla takk leen ndax jigéen ñu fi bëgg a sëy du fi jeex. non mais sama gars yi xanaa gisoo leen rang bi nu mu seere xanaa gisoo salle d'attente bi nu mu feesee ñu jàpp ci bookaay jëlandoo ñaar def ni waa Érythrée gouvernement bi ne takkandoo ñaar wala dem prison nga dégg Sénégal am ñu naan dañuy toxu dem fan. bon au passage information boobu rumeur kese la woon démentir nañ ko yéen am ngeen lu leen doy ci réew mi
xale yi jigéen yeeg jeeg gerte gu sew gee gu dijj gi ñoom ñëpp ñu ngi fi ne fi gaañ ñi bëgg a sëy di cherche mari. kon gars yi jàmm ak jàmm ba beneen yoon merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma page Facebook, les vidéos du Prof Shadow, ma page YouTube, les vidéos du Prof Shadow. Je suis également sur Twitter, sama gars yi jàmm. Shadow saa yu fi ñëwee rek yëngal réew mi Shadow daal waaye nag Shadow wax dëgg yàlla li nga wax dëgg la góor ñi takkatuñu waaye góor ñi takkatuñu il faut aussi ñu xool ñun jigéen ñi lu tax góor ñi takkatuñu suñu yaay ak suñu bàjjane bu ñu jógee di wax warugal 1 million bu fi def warugal 1 million bu subaa ñu fase la dañ waxante dëgg ah baax na daal non Baye Babacar dañ waxante dëgg ñeent ak trans dafa seeru xam nga gis nga Yolande sëy moom lu mënta ñàkk la loo xamante ni yàlla moo ko mooñaale ak doomu aadama xanaa xamoon ne sëy tax àddina am dëgg la yàlla suñu borom maam aadama la bind muy nit mu bind ci faaro càmmeñam jigéen ñoom ñaar ñu nekk yàlla ne aadama soo bëggee laal awam yi il faut nga can ko avant mu yëkk ci loxoom di ko ci teg yàlla ne ko Adama ne ko lan laa koy cane mun na ko julli ci yonent bi julli ci yonent bi mam Awa dagan ko ci seenub sëy ñoom ñaar ci la àddina ñëpp juddoo ñëpp muy ay góor ak ay jigéen ñëpp mam Adama ak Awa par ñaar lañ doon jur suñu amee seex yi ci topp bu delsee ñooy takkante ku góor kii day dem takk kee ku jigéen kii takk kee ba ci loolu sax kin njëkk a rey ci àddina ci loo foofu la jógee muy xaabil ak xaabil dafa seexoo ak iklima mu rafet trop am taar xaabil seexoo ak labuda léegi xaabil war a takk labuda comme labuda mel na ko neex mu bañ ne moom seex bi mu seexandool ci la lay takk ba la cay xew-xew ca ba mu ray ko kooku lañ njëkk a rey ci àdduna mu jógee ci kon diggante góor ak jigéen jamono di dox ñuy jurante ba tey ñu nekk fi tey kon sëy mënta ñàkk dëgg la mooy tax àddina taxaw dëgg la comme mënta ñàkk te lu war a am la nan ko def na ko maam ñi daan defe dëgg la bu nu ko jafeel jamono ji nag teg nañ ko foo xam ne Yolande baax na daal góor ñi pour ñu takk du yomb non dootuñu takk te ñaari facteur am na yoo xam ne man sama seetloo bopp la dina tax say jafe bi ci njëkk mooy jigéen ñi nan daan mel ngir ñu gaaw leen a takk wàññeeku na dëgg la Shadow wax na ko ci biir vidéo bi jigéen waykat ba dana xale bu jigéen du gudd tànk buñ la dee seet toogal ca kër ga liggéey sa liggéey yaay booy léegi ngir nga gis jigéen juy toog ci penku yaay ja ba keroog góor gu baax di ko fa fekk mi ngi am ba tey parce que bu ñëpp yemee am ñu gedd seenu cër waaye mi ngi bëgg a jafe te xanaa xamoon ne jigéen kumpa la dëgg la jigéen lépp jigéen kumpa la moo tax yàlla ne ko muural say cër yépp ba mu des sa xar kanam ak say ténk kumpa googu buy nekk ci jigéen rek ñu koy takk parce que góor tamit dafa bañ kumpa góor daa bañ kumpa yéen daal waaw nun danoo bañ kumpa te góor li mu gën a bëgg la gën a bañ waaw dëgg la góor li mu gën a bëgg la gën a bañ li mu bëgg ba mu jaral ko xar tànku tubayam moom la gën a bañ jigéen ñi nan yeewu te toog te nëbbu te kumpawu léegi góor ñi takk leen laay wax nga dëgg non wax nga dëgg non li nga wax lépp waaw rapidement waaw mooy can ngee seer lool ëpp na ay million boo amul 800 000 wala 1 million doo am jabar léegi waxtuñu 800 000 waxtuñu 1 million ñu ngi ci ñu ngi ci ñaata léegi il faut nga joxe oto mujjee waaw dernier cri joxe iPhone wala nga joxe S8 waaw ëpp na mais xam nga loolu sëy defarul sëy nañ waxante kura nañ waxante dëgg defe naa ni Yolande xam nga lan moo gën a yàq yi fii muy ci góor yeeg jigéen ñi calcul waaw léegi ñëppay calculer laay dëgg la boo gisee góor daf lay ne
dama bëgg jabar wante bëgguma cas social de. la mooy cas social. moo tudd liggéey. toog ci biir kër gi rek di def ni boobu la ñuy bañ ñu ngi ni jigéen ñi itam sama moroomu jigéen ñi dama leen di ñaan toujours sëy du ci waru gar bi du ci bésu mariage bi. c'est le reste de la vie. su ñu andilee waru gar nga jël mu nekk même 1 million wala 5 millions lu mu mënti mel. boo toppee société sénégalaise ba ca bés ba lay yem boo moytuwul sax daa fa jëlee ay bor. léegi après ngeen dem. lune de miel bi mu neex pendant un temps après loolu leen di dundee. lune de miel de moo ciy des. lan mooy am après on va après arriver au tribunal. effectivement parce que su xaalis bi jeexee on va dire bu fekkee loolu moo laloon sëy bi du mën a yàgg. tout à fait dañuy dem tribunal góor yi itam il faut dire dañu nar a xam ni que contribution aux charges du ménage dafa peser ci ñoom. mënuloo am soxna teg ka fa ba pare. nga ni ko man duma la dundal sa njaboot duma ko dundal sama yoon nekku ci loolu yoon ci boppam daf ko nanguwul. dafa bu ci kanamee xam naa ne Mbaye Babacar di nga ñëwaat ci boobu parce que yooyu façon nag bëri nañ fi léegi. waaw à titre principal. charge contribution aux charges du ménage dafay peser ci góor. ci góor waaw maanaam moom moo ko war te defe naa ne l'islam bi sax daf ko jox. voilà dañu ne du ma ci sori ndax ku nekk ak li nga xamante ni. moom mooy sa spécialité. wante defe naa ne dañu ni li war góor mooy toppatoo këram. jigéen dafa nekk lu nga xamante ni volonté lay nekk rek mu def ko. mu ñëw rek jàpp. waaye góor yi nag defatuñu loolu léegi. loolu mooy wax defatuñu ko Ibrahima defatu leen ko. non mais en fait. non defatu leen ko amul en fait moom fu mu amee rek. non xam nga mbir waxtaan ba jubóo la. xam nga man pour man couple naka dëgg la. dëgg la ku nekk na wax li mu mën. wax li muy def. bu en fait bu moroom nangoo rek baax na. dëgg la mais bu dee maanaam yow da ngay xëcc loo xam te ne amul. wala par exemple yow nga bëgg tey chaque guddi nga génn dem reere ji restaurant yu mag yi. booy ndekki nga dem jëndi en tout cas say ñoom xeeti ñoom croissant ki ñoom. kii yooyu noonu xam nga c'est-à-dire. pour man lépp rek na lalu ci dëgg. dëgg la et puis ñi di communiquer. parce que amour 100%. léegi dafa jafe. comme ni mu ko waxee léegi nii góor gi day calculer ku jigéen di calculer. bu ko defee léegi méfiance day am. effectivement ku góor gi toujours day ne non naa def ndànk parce que kii kat bu otuwul bëgguma sama poche la bëgg. waaw ku jigéen ki ne kii kat góor bi kat kii. bëgguma de ci am na leneen lu bëgg ci man lu dul vraiment sëy ak man wala yor ma. ku nekk di wattu wonte. xam ku nekk di wattu wonte. et climat de méfiance bi dafa dem ba fi mu nekk nii léegi si maanaam tu préfères sax toog sa coin. te plutôt maanaam ngay engagé benn relation. ndaxte après bu xam la moo la ciy fekk. te it nag léegi leen li gën a garaaw mooy maanaam ku ci nekk mi ngi jéem a képp moroom fa xam ci ne ëllëg. boo waxee mu ne boo ma kiiwee kat ma yóbbu la fii. xam nga léegi maanaam yow boo nee ba tidd ci am. nga xalaat ne yow lii war na lañ ci mën a fekk. nga bañ ci dugg. wax dëgg yàlla nga bañ ci dugg ku ne dem. xam nga moo tax wax dëgg fa yàlla société bi méttiwul. mais léegi jikko yi dafa rax jikko yi dafa rax trop. te il faut que maanaam ñu ñëwaat suñu li ñuy maam yi doon wax. c'est vrai modernité dëgg la. topp suñu bakkan rek la 21e siècle dëgg la. xarala yee ngi fi lépp ngi fi. waaye képp koo gis culture am. ay mësam. ci lay sukkandiku. pour mën a jëm kaw. wallaay dëgg la mais boo ko bëggee teg feneen. da ngay dem ba ci kaw. da ngay yàqu te bu boobaa sa ndigg lay damm. wallaay may mun a. bu yemee si damm rek sax nga jël. waaw ni ko Lisa waxee rek daanaka wax ci frankulaay la man lu ma ciy dolli du bëri. mooy ne ku nekk na nga fexe ba rek toppatoo sa ànd. waaw parce que ànd boo wàcc moom boo wàccee sa ànd dem seen beneen ànd ne ànd bee de daa mel ne moo gën a rafet comme na xaawi la xaawi defoon faf nag nga dem fekk borom toog fa donc du mujj sotti donc li ci am solo rek mooy lu tax góor ñi takkatuñu looloo nekkoon sujet bi tey ci biir rubrique société bi mooy ne kenn ku ci nekk da nga war a def introspection je pense muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi ak surtout nag si jigéen ñi newul ne dama leen koy sëf wante man dama naan surtout si jigéen ñi waaw ñun la parce que bu sëy baaxee ñun la bu bonee it ñun la merci beaucoup loolu laa bëggoon a wax mais dëgg la il faut ñu góorgóorlu jigéen moo yor sëy waaw il faut ñu góorgóorlu Mbaye Babacar waaye góor yi tamit nañ xam ne ba ñuy ñëw di jël si soxna danoo waxoon ne mën nañu ko danañu ko def te duñ ci masataay non dangay am loo ko tane dangay am loo ko tane ndaxte boo jëlee soxna tane woo ko rek après day non il faut ngeen tane parce que ñun dañuy wax ne jigéen xelam matul mais il faut ngeen duñu tane mais doo leen ñu sëf lépp aussi te wax tamit bul taay di wax jigéen moom boo nekkee moom faw ngay wax faw ngay wax waaw faw ngay wax communication
le modernisme ne peut être donc sans s'accompagner de la dégradation des mœurs. Mariama Ba moo ko wax ci livre am bu am solo booba tudd Une si longue lettre. Mais je suis persuadé de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son expression, demeure le joint naturel entre deux êtres. wallaay tigi. ab sëy daa am lu ko yëkkati. li ko yëkkati la nit war a xam. sëy jaamu yàlla la. santaane. day aada. joo xamante ni charia moo ko daganal. kon ñaar ñi ciy dugg loolu lañ war a njëkk a xam. sëy daa doon jaamu yàlla. doon loo xamante ni yow ku góor ki ak ku jigéen ki da ngeen ni mottalante. di wéttalante. ndax gis nga góor moo war a def ci boppam ci njëlbeen. ne yàlla wax ci alxuraan ne ar-rijaalu xawwaamun ala nisa. góor mooy jubbanti jigéen mooy uuf jigéen mooy mottali jigéen moo koy yërëm. yaa ko war a dëkkal. yaa ko war a dëkku yaa ko war a wodd. yaa ko war a dundal. góor su xamee responsabilité boobu. ngir mu yor jigéen da koy yomb. ndax yéen a ko wax léegi jigéen matul yàllaa ko dogale noonu. ndax dañ koo muur yëkkati ko jox la ko. ngir cax la wan la kii kat ci sag mat lan yaakaar. nga ciy coppati di ko ci mottali. ngir ni mottalante. te góor gu baax day mel ni sabar basi. fu ñu ko sëpp mu suut fa. foofu la ñuy yem. waxtu bi daf ñoo dab waaye lii dañ koy mottali jeudi prochain ndaxte fu mu ne nii moom yëpp yi moom bu ñu ko toppee foog naa ne léegi réalisateur bi daal di dugg ci biir wax ak man non sëñ Mbaye Babacar. waaw dama la koy ñaanal rek ndax lii nga xam ne moom la ñu sumb. non dafay am solo ñu àggale ko. wallaay dafay am solo trop ñu àggale ko. te jeudi prochain moom Shadow laa koy ñaan sax. tey jii laa bëggoon rek mu mat. déedéet nañ bàyyi ba jeudi prochain rek. gis nga tey bii. waaw nañ bàyyi ba jeudi prochain rek ñu maakale ko. non lii moom dañ koy mottali. non Shadow jeudi prochain dañuy indiwaat vidéo bi. ñu daal di ko mëttali après nag ñu daal di la bàyyi ngay dem ci sa yitte ndaxte xam naa ne fan yi moom jeudi yi sonal nañ la trop te wax dëgg yàlla métti na trop waaye nag il faut que ñuy am ñu mel ni yéen ñuy dox di gindi sénégalais yi ndaxte lii fu mu ne ni dafa ruus ba mu ngi dox di ñàkk te mënta ñàkk Yolande bu sëy baaxul penc du baax mu ngi noonu sëy voilà bu mu ngi baaxul noonu penc du baax te pencaa ngi commencé li yàlla xam doy na mu ngi noonu wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida. wallaahi wax nga dëgg. te ñooñu ñooy taxaw pénc ab sëy bu baaxee la ciy soqe ko day baax bu baaxee pénc mi baax. kon nag jeudi prochain dañuy àndaat ak Mbaye Babacar rek ñu daal di mott li nga xam ne tey moom ngeen gisoon ci les vidéos de Shadow di gërëmaat encore une fois bu baax Ibrahima Lissa di la jox rendez-vous le 3 mai bu soobee yàlla. incha allah waaye rendez-vous le 3 mai et vraiment képp koo xam ne taskatu xibaar nga. wala nga liggéey ci kër taskatu xibaar ak ki nga xamante ne vraiment tenir na ci démocratie Sénégal ñu ngi koy ñaan le 3 mai à 15h place de l'Obélisque daje foofu noonu ñu dox bu siluissé ànd bu tekk ak teey vraiment yëgal nit ñi ne vraiment il faut que ñu waxtaan ci plan national de la presse jubbantiwaat presse bu baax a baax. waaw Fatou Koura le 29 samedi à partir de 9h. incha allah di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal waa RTS yëpp di ñaan téléspectateurs yi rek ñu répondre présent massivement et surtout di ñu accompagner pour que ñu mën a pérenniser le don de sang. Mbaye Babacar. waaw ci dégg jàmm bu soobee yàlla nga may ñu ko rek. waa di sant ñëpp rek. ndaxte wax dëgg yàlla. ñun dañu am yéene rek mu baax te rafet waaye sax xëy na du xam-xam bi du man-man bi dañu am yéene rek ci pour mu baax lu ci yàqu rek ñu xam ne manqué nit la te it bëgg mu baax doo nga ko waraloon waaye lu ci jubit su kàttanug suñu borom la di am mbégte bu baax rek ci émission bi ak sama xarit yu baax yi ma bokkal plateau bi sama jigéen bu baax bi ak Seydina Ibrahima ak soxna Maymuna nga xam ne moom ndeysaan moom fi indi waaw lu jiim njaaga rek te moom mooy njaag wallaay dëgg la jaajëfal baax tamit Yolande yow moom sama xarit nga wallaay dëgg la loolu kenn mënu ko bay sama rakk bopp waaw maama daal mbégte rek di ànd ak yow mbégte rek sant yàlla rek ñu bàyyi la nga tëj rek jox rendez-vous téléspectateurs yi xam naa si yeneen jamono rek ci biir tam-tam mais voilà di leen jaajëfalaat encore une fois bu baax a baax yéen mi nga xam ne saa su ne ngeen bàyyi seen i ay yitte di ñu suivre di gërëm nag bu baax tey Fatou Kiné Diop di la souhaiter un joyeux anniversaire di leen jox dig daje suba waaw may ma tuuti rek waaw xam naa ne sama ñaareel bi su ma ko
te nag li garaaw mooy lu kenn mës a gis laa bëgg a def mooy sama rakku jabar laa bëgg a takk ñaareel ko gis mu ko leen takk Ndeye Birame Ngom sama ñaareel bi tey émission bi yow gannaaw tool gi la mooy sama gannaaw tool moom laa bëgg a takk ñaareel maa ngi lay nuyu baax di la bëgg ak waa Kër Massar yëpp non Ndeye Birame Ngom boobu sëy moom man maay jënd goro gi indi ko di gërëmaat encore une fois Lakine Diop Fatou Kiné di la jaajëfal te di la souhaiter un joyeux anniversaire ñu joxante dig daje suba ci beneen tam-tam bu soobee kii di maye. salaamaaleykum xarit yeeg mbokk yi ñuy seetaan saa su ne ñuy nekk am mbégteeg bànneex di àndaat ak yéen ci li nga xam ne moom moo di seen émission Kër Leyti. mariage socialisation la. fa muy jóge na fa waaye fi mu ñëw mooy këram. xuja wàcc na. màkk ku fa sàcc ñu dagg sa loxo fii ku fi tëdd wàcc sa goro takkal la or. ndaw dafa cher. boo koy jox ko ki kam moom. ki nga séqaloon ki nga doon waxal. ngeen am ci lu ngeen jëm. lim la waxoon lépp dëgg la. loolu rek dafa doy mbégte. bu mbégte amee nag fokk ñu tagagal leen fokk ñu feetal leen li ñuy wax. feet googu nag moom la ñuy wax laabaan gi.